ak mbégte taxaw seen kanam di nuyu ñi nga xam ne tey ñooy samay camarades di samay mbokk di samay alliés di samay xarit di samay sympathisants ak militants dëggal sa bopp ak les responsables dëggal sa bopp ak ñi nga xamante ne dañu ànd ak ñun safoo ñu investir lañ ci liste defar sa gox ànd ak ñun ci mouvement dëggal sa bopp ñoo leen di nuyu bu baax. mbégte laay am taxawaat seen kanam tey di séddoo yéen li nga xamante ne waxtaan la boo xam ne dañ ko waxtaanee woon suñu biir ba am ci ay tënk yoo xam ne dañ ko tënkoon jàppandoo ko suñu biir ci li nga xam ne moom moo xewoon ci biir suñu élection yi ñu jëm ak coalition bi nga xam ne moom lañ bokkoon. liñ ci war a wax dinaa ci ñëwaat ci kanam mais aussi na ñëpp xam ne tey jii bésub tey bii suñu wax ji kàddu yu ñu yëkkati nekk na yëg-yëg yoo xamante ne fuñ ko mën a natt ci sentiment day mitigé day jaxasoo lii mbégte la. lii jaxasoo la lii am lu la naqari la lii rëccu la lii ngëneel la mais yàlla lu gën rek lay def dañu ñëwoon engagé wu ñun ñëpp ci benn coalition mu tudd defar sa gox Benno Bokk Yaakaar bi ñu bokk mosuñ ñoo boole ci benn négociation mosuñ ñoo oo benn réunion mosuñ ñoo def dara lu ñu bëgg a def may fàttali ne ñun ba ñuy dugg ci politique président Macky Sall moo taxoon dugg ci politique te ba ñuy dugg ci politique dugg ñu woon ci moom pour dem uti ay poste wala lu ñu fa am injustice moo am ñu taxaw xeex injustice jàppale ko parce que taxaw ne ne Sénégal dama koy teg ci raay bu baax ñu ne ko doo ko fi waxee doo ko defee jël ko dàq koy li ma yoroon mu jël li ma yoroon delloo leen ko toog biir këram ñu dem seeti ko ànd ak moom ci dignité pour xeex injustice. injustice boobu moo ñu bàyyi ci parti ba nga xamante ne ba ñu àndee ak moom ak léegi boobu amul vision bu ñu wax mu ne lii mooy vision lu dul gëm na ne réew mi war nañ ko jubbanti joyanti ko ndax alal réew mi du woon yoon ay nit ngan ko toog di ci def leen neex askan wi ndóol sonn jaaxle te xamuñu fu ñu jëm ñu dem seeti ko ànd ak moom ci combat boobu. combat boobu nag dafa am loo xamante ne moom la doon incarné muy dignité ak morale moom président Macky Sall ci jamono boobu loolu ñu yóbbu woon ci moom bi ñu amee ak moom loolu diggante bi ñu amee ba mu falu ndégte rek lañu am ci moom ndax lépp lu mu waxoon ak askan wi def na ko li mu def ci réew mi mosuñoo gis beneen président bu ko def te doy ñu muy suñu mbégte kon engagement bi ñu amoon ci ginnaawam ak gëm ko ànd ak moom amul leen luñ ci rëccu waaye nag injustice bi ñu doon xeex injustice moo fi nekk ndax bu mu faloog léegi def na fi juróom-ñaari élection yoo xam ne benn bu nekk ñun ñi àndal ñoo ak moom ànd ak suñu mbooloo jox ko ndam te laaj ñu ko dara dañ mës a jóg di ko jàppale parce que booy jiite nit di la jiite nga ne moom lay jàppale doo xaar mu ne la defal ma lii pour nga defal ko dañoo mës a jóg juróom-ñaari élection le président Macky Sall wooteegul bu mu faloog réew mi léegi te benn bu ne participé nañ ci 2012 premier tour lañ def ak deuxième tour ñu dem ci année juin 2012 ñu def élection législative jox ko majorité à l'Assemblée nationale 2014 ñu def élection locale jox ko majorité ci dëkk bi Tëngéej dañ koo ñàkkoon ndax nañ ko doon négocier moo baaxul doomi Tëngéej waxuñoo nag doomi Tëngéej xeexante ak sisante moo fi nekkoon mooy am 2014 ñu dem 2016 mu def référendum par rek ci Haut Conseil des collectivités territoriales làq ci 2017 élection législative ñu joxaat ko ndam mu ñëw teg ci Haut Conseil des collectivités territoriales 2019 ñëw ñu jox ko majorité 50% Tëngéej yëpp élection bu mu dem ci biir Sénégal bañ fa jógee ak léegi gisuñu doomu Tëngéej yu mën a am lu ñu wax lu ci biir nguur mais ñun dañoo ko dee jàppale te yàlla tax ndax mosuñoo politique bu dul moom mais loolu bañoon injustice ak dignité moo taxoon ñu ànd ak moom bu ñu toogee ba ñu tànn ay nit ci biir coalition bi ñu bokk daj ci lu ñu dajul ñoo xam ne ñoom lañu jiital tey ñu ëlbati ko ñooñu toog leen te waxuñoo ak ñun suñu dignité moo taxoon ñu dem ci Macky Sall ak bañ injustice ba ñu bañoon moo tax ñu bañ injustice dem duggaat ci ñeneen ñi ñu woowoon muy defar sa gox ne ñu yéen a ñu doy ci est bi yéen a fi am mbooloo yaa ñuy fal yow la nit ñi bëgg yow la sa jikko doy ñu taxul jiital ñu ànd ak ñoom ñi ma àndal ci defar sa gox ñëpp waa mouvement dëggal sa bopp mooy góor yi ma àndal toog fii koo fi gis rek gorgolu toog doy lu maanu ñi fay toog fii gisuloon fenn ñu taxawal ci politique ñi ci ëpp daawuñu politique bu ñu jógee tey di jàppale président Macky Sall ànd ak sama jëmm ji moo tax boo jëlee ay góor yëkkati leen guddeeg bëccëg ñu nekk ci terrain bi depuis boobu léegi di la wutal di la waxal di la defal ba mu taxaw ba lépp na tekk ñu def ne dañuy sargal Lamine Niang defar ko ëlbatiku jël seen xaalis def ci ne dañuy sargal Lamine Niang jubale président Macky Sall njabootam Tëngéej responsable Tëngéej yëpp ku la woon ñu jubale leen fii Tëngéej loolu waroon na yee bopp ku ne na xam ne kii jubale Tëngéej jubale lébu gi juboo ay mbokkam mën na dara ci réew mi kon bu ñu beddee ñoom ñoo xam injustice boobu moo tax bi ñu defar sa gox wooyu ñu dem ànd ak ñoom waaye defar sa gox dañoo ànd ak ñoom sàmm suñu kàddu téye suñu ngor lamb suñu pot def suñu alal laaj ñu kenn dërëm ndax ku pare woon pour fayal sa bopp caution demal sa bopp élection boo ñëwee dugg ci coalition boo xam ne fay na fa élection la nga waroon def ci campagne bi nga ko jël def ko pré campagne moo gën a metti campagne ñetti weer a nga ñu nekk ci pré campagne ma ànd ak góor yi guddeeg bëccëg mag ak ndaw tëj seen i kër bàyyi seen i borom kër bàyyi seen i doom di wut te suñu bopp taxul président Macky Sall moo taxul opposition la ñu bañ ñu doon
bu ñu demee ba ci biir ba ñu defee suñuy liste ñu rocc ñu ci liste départementale bi sànni rocc ñu ci liste de la ville sànni jël ñu ay coalition boo xam ne ñoom dugalu leen seen wàll ne coalition bu 400 personnes la ndeke ñeenti nit la ñoo bokk yor dëkk bëgg koo la ba waxuñ lenn lu dëgg kon ñun bu ñu participer élection suñu mouvement kese moo dem mais nekkuñu dans le cadre d'une coalition amuñu information bu fa jóg amuñu dara coalition boobu nag ay gor laa ko àndaloon ñu ko séex suma décision bii suñu décision personnelle la ndax mouvement bi ñoo ne ma président bu fekkee lii nga nar a def pour dem te mouvement bi dama koy waxaat ñu ko dégguloon na nga ko déggaat man ñi may àndal ñooy samay chef maay seen leader waaye ñooy samay chef fu ngeen bëgg fa lay jëm kooku ko dégg mouvement bi ñoo ne bu fekkee lii la mooy élection nañu taxaw xool nañu liggéey nekk suñu politique développement ndax ñun politique développement lañ mës a def ñu ngi ni toog formatrice yaa ngi ni toog borom diplôme yaa ngi ni toog suñu yaay yaa ngi ni toog ak ñeneen ñi nga xam ne xale yaa ngi étudiants yi ñëpp a ngi fi toog kon vision lañ am porté ko pour accompagner Macky Sall pour yaatal ko ay base am injustice bi ñu daloon benn bokk yaakaar ba ñu oo ñoom ñu ànd ak ñoom injustice boobu moo ñu fa dal moo tax ñu ñëw taxaw ndax ba ñuy dugg ci politique dugguñu woon pour utal suñu bopp dañu doon duggal pour yaatal Macky Sall ay tànkam téyel ko tànkam dëggal ngir bañ ku ko xeex dëggal sa bopp nag dañ ko fosee ginnaaw Benno Bokk Yaakaar ku jóg na ci nga bokk ku jóg na APR nga bokk ñun dañu am suñu jom am suñu fulla am suñu fayda ne nañu beru ñun tudde suñu bopp dëggal sa bopp ci biir natt bi cotisation ba lañ ko waa APR teggee ñu xam ñun waaw dëggal sa bopp suñu natt naka la toll moo tax ñu war a ko parce que sa maxloo ci biir yomb na mais ñu ñemee def mouvement ci biir APR beru duñ koy compter ci biir dëkk bi kenn ñemee ko parce que ànduñu kenn gëmatu leen yàlla nag mooy defar ñoo ngi ci bopp ñoo bokk fi ñu bokk Benno Bokk Yaakaar élection locale nag élection gox-goxaat la ku nekk am nga droit ànd ak kala neex def li la neex moo waraloon injustice bi mais ñun la ñu nekk kenn gënuñu cee yaay moo taxoon nag waa dëggal sa bopp mu bëgg ngeen tàcc seen bopp bu baax ndax mbir mi coow li yéen bii defar sa gox nag dañ ne woon ku ne yaay finance sa comport sa campagne financé nañ suñu campagne def nañ pré campagne def lu ñu mën a mën fi ñu toll nag neewuñu dañuy def xeexuñu ma sàmb xulawuñu ak ma demb ndax li ma gëm mooy ku la matul nawle du la matul noonu man ñun lu dëggal sa bopp loolu ku ñu matul nawle matoo ñu noonu lijjantiwuñu kenn suñu parti ba ñu bokk mi APR dañu am suñu mouvement dugg ci biir yaatal ko te ku mën defal fi ñu nekk nag conditions yi tax na ak naqar yeeg trahison yi def ci biir defuñu déclaration pour déstabiliser benn coalition moo tax ñu def ko ci forme bi mënoon nañu ko defee neneen nu mu rëy def ko lu rëy ñëpp yëg ko mais ay nawle la ci ay ngor la ñuy àndal yoo xam ne ci biir am na ci ñu baax ñoo xamante ne fa ñuy liggéey ak defar sa gox mérité nañ am fa victoire suñuy xarit lañ ma dëkkandoog ñoom ñu xamante bu baax a baax mais éthique ak morale dafa war ànd ci politique wax nit dara ci suuf dem ci kaw dem dara def ci suuf ànd bu yàq moo ko yàq tamit àndu maa kenn ci lu dul dëgg mënu maa woon nit ñi dëgg ñu def ma lu dul dëgg ma ne nañ ca toog kon maa njëkk a weddi sama bopp da nit du weddi bopp suñu taxawaay nag mooy élection yi ñëw ñun ñoo moom suñu cëgal guy dañuy retiré suñu liste toog ndax li war a am ba démb lañu war a jox liste yi nga xam ne ñoo war a siège ci biir te joxuñu ci dara yëguñu ci dara kon dañu am raison pour croiser les bras fu ñu jëm nuñ koy defee ku ñu war a àndal ak ku ñu war a def kenn lañ ci may ndogal pour mu wax ceeg ñun muy le président Macky Sall ku mu am ku muy yebal xam nañ kilifa yi fi ñu waroon waxal ku ci yebal koog ñun suñuy naw lañ fi nekk amul kenn bu ñu mënoon dara wax ak ñun démb tey soog a ñëw kon ñoom suñu bët ak suñu kàddu jël na leen kilifa gi ñu bokk yilif moom la ñuy déglu bu ñu déggee xayrul bu ñu déggul yàlla baax na ñoo moom a ànd mais élection locale am nañ droit ànd ak ku ñu neex ba keroog ñuy xaar maa leen di gërëm di leen sant c'est la déclaration